Sococim Industrie moo leen di may seen émission tabax. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yu RDV rawatina nag yéen ñi nga xam ni yéenay topp suñu émission bi di tabax ñu kontaan trop nag ci xam ni yéen a ngi ciy ànd ak ñun yéen promoteur immobilier agence immobilier entrepreneur maître maçon menuisier soudeur métallique ébéniste ak ku ngeen ci mën a doon. gis nañ ñi bëri na ñoo xam ne si ne ni bu waxtu bi jotee rek yéen ñëpp ngeen àndandoo ci ak ñun waaye fàttewuñ benn yoon suñu mbokku ouvrier yi. ku mu mën a doon partenaires yi tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax gis ngeen tamit fi nga xam ne foofu lañ jot a jaar ba fi ñu agsi tey sunu chantier avancé na bu baax a baax tey gis ngeen ni nag commencé nañ def pause li nga xam ne si moom moo di cadre ndax bi si ñu génn ñi ngi nekkoon a génn ci wàllu menuiserie ébéniste et métallique tey nag dañuy ñëw résumé ndoo loolu lépp bu ko defee ngeen mën a xam ni ñi ngi jëm ci pose cadre waaye tamit raax avant ñuy dem ci pose appareil loolu incha allah moom lañ war a fas yéene àndandoo ak yéen ci seen émission tabax bu tey bi yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp dañ leen wax ni leen ñëw leen ñu dem ñu waxtaanee li nga xam ne moom moo di pose cadre waaye tamit raax lan moom mooy li ci war a am waaye tamit ñi nga xam ne ñoom lañ ci àndaloon ci wàllu cadre yi ñoom ñi ñëpp incha allah dinañ waxtaan ak ñoom ndax tey dañ leen defal benn avant goût balaa ñuy dem ci li nga xam ne moom moo di pose appareil ñu rek ànd dugg waxtaanee loolu ak ñi nga xam ne moom moo di sunu maître maçon waaye tamit ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di ñoom lañ àndaloon ci wàllu commande yi muy menuisier yi métallique et bois waaye tamit maçon yi nga xam ne ñoom lañ fekk tey ñu ànd dem seeti loolu. comme ni ñu leen ko waxee rek léegi-léegi ñi ngi nag waajal li nga xam ne si ni moom moo di raax bi te pour loolu nag pour ñun foog ñu seele li nga xam ne moom moo di sunu ay cadre et loolu nag dañuy dem ànd ak ki nga xam ne si ni moom moo di sunu maçon di Ibrahima Faye ñu daal di xool li nga xam ne si ne ni noonu lay préparé cadre yi laata nag ñuy amal ak moom waxtaan bi. waaw Faye ñi ngi nekk ak yow ñu ngi fekk ngay seele li nga xam ne si ni moom moo di cadre yi lan moom mooy jafe-jafe yu njëkk su fekkee ne si ne ni am na ci ndax gis nañ ni fi mu toll nii yaa ngi buure actuellement mais laata ngay buure ndax cadre yi tolloo na ak mesure yi nga soxla woon. Première des choses cadre bi soxla tollootoon ak mesure bi il a fallu que ñu yett fii pour am mesure cadre beeg bunt bi pour mu méngoo pour nga mën a seele pour am niveau bi parce que boo seelee ba pare faw nga teg niveau bi plombé ko moo plombé bu xasee ba plombé da ngay bàyyi boo buuree ba pare da ngay bàyyi lu nu war a raax mooy li ngay gis nii mooy am espace lii nii bu raax bi ñëwee day ànd ak cadre bi maasale ko muur cadre bi bu ko defee da ngay am exact lu nga bëggoon mais d'autant plus cadre bi boo gisee lii mu ànd si buñ koy seelee bant yi day fudd bu defee 2-3 jours après day fudd lii moo koy téye lii mooy tax muy dëgër bu ko defee du bay seelage bi. mais cadre bi pour mu travailler xanaa est-ce que yow pont yi nga ci capp dafa doyul wala parce que xam nañ ni il faut que mu am ay pont yoo xam da nga koy dugal ci biir pour permettre que bu scellage bi baaxee dëggantaan du def réaction. du def réaction effectivement c'est impératif mu am pont parce que pont yooyu noonu moo koy jàppale moo koy dimbali mu mën a téye ciment bi ak cadre bi mu nga mën ko boole ak miir bi ciment bi ak cadre bi mu mën a téye cadre bi bu baax. waaw parce que pour ñu ko xamul pont yooyu ñuy wax moom mooy pâte de scellement yi. waaw te pâte de scellement yooyu parfois yéen seen wàllu bopp dañ leen di reprocher parce que keroog sunu menuisier mi ngi ñuy wax ni ñu maçon yi duñ koy respecté ndax daaj bi day metti wala boog du ñu bëgg di yatt li nga xam ne moo di poto yi parce que gis nañ sa ginnaaw poto moo fa nekk fii yaa ngi may wax léegi da ngaa toj mur bi pour mën ko cee dugal léegoo-léeg du ngeen di respecté yooyu ndax loolu dafa am ay jafe-jafe yu ci nekk pour daaj ko. non amul jafe-jafe. parce que juste maçon bi ci boppam mooy jox menuisier bi dimension bu mu soxla parce que dimension porte bi nga koy jox ne ko par exemple 1m20 la sur 2m30 ou bien 2m50 yaa xam ban mesure nga koy jox mu defaral la cadre yooyu noonu une fois nga am cadre yi boo ñëwee nga teg ko ci sa porte boo ko tegee parfois mën na tomber juste parfois du tomber juste parfois nag bu dee cadre bi moo ëpp porte bi il a fallu que ngay yett pour que sa porte dugg nga mën a seele normal nu nga ko bëggee. d'accord mais tamit ñu gis ni balaa nga ko doon buure yaa ngi gazé ci suuf te ciment bi nga gazé tooyaluloo ko ndax xam nga ban dose nga ko gazé exactement pour que mu war a téye parce que ku ne xam na ni cadre dafa am dose boo xam ne moom la soxla pour mu mën a téye. effectivement cadre bi dafa am dose
parce que dose bu nekk liggéey bu nekk dosage bu mu laaj parce que boo gisee cadre bi il a fallu que foog nga def ko benn dose boo xam ne 100% la parce que ciment bi day saf-saf pour mu mën a téye cadre bi parce que cadre bi dafa am doole ciment bi kon nag foog nga am dose 100% suuf si du ëpp du manqué mais ciment bi du ëpp tamit du manqué day doon 100% à égalité. waaw mais ma gis tamit leneen loo xam ne si ni foog ma laaj la ko en tant qu'ouvrier mooy ni gisuma tamit nga def ci li nga xam ne moom moo di grain de riz alors que grain de riz bi ça permet que mu am benn dëgëraay boo xam ne si ni moom lay mën a am wala da nga ko bëgg a buuri ak ay xeer. non grain de riz bi bon mën na am sax mais c'est pas impératif bu doon ay cadre fer bu doon ay buntu fer là mën nga soxla grain de riz mais comme cadre bois la ciment bi rek ak pâte d'assalement bi boo xam ne def nga ko si mën na ko téye de plus que raax bi bu ñëwee en plus da koy gën a may doole da koy téye loolu y a aucun problème bu dee dama si nar a def xeer day fekk ne lu ma yett dafa ëpp mu am trou bu ngande kon laa dama koy buure ak ay xeer wala tam ma uti grain de riz mu gën a dëgër waaw. ndax tamit buñ koy def di buure li nga xam ne moo di cadre bi day laaj nga def ci ciment ba mu fees pour que mu bañ a am benn joint boo xam ne boo tëggee dafa am bruit dina la wax ni la feesul mais loolu ñi ko xamul parfois dañuy faral di yàq li nga xam ne moom moo di cadre yi waaw ndax yow loolu mosulaa dal. non mosuma dal parce que sànq sama patron bi mën na la seede loolu bu ma koy seede sànq damay jël toile bi bu ma dóoree ba mu kii ma def ko nii laa da ngay gis ne ciment bi day wàcc espace bu nga amoon dootoo ko amati boo defee ni boo dóoree ciment bi day wàcc mu lay wane la bon amoon na espace vide mais nu nga ko dóoree ba mu wàcc espace bi plein na. kon daal mën nañ jàpp ne fi mu toll nii boo paree say cadre yaa ngi préparé li nga xam ne moo di raax bi. voilà effectivement bu ma paree cadre bi rek cadre moom mooy jiitu raax dans les normes cadre dafa war a jiitu raax parce que boo defee sa cadre ba pare da ngay xaar raax boo paree nga raax mais waroo raax ba pare dugal cadre là après cadre bi du téye. du am bu ñu génnee ci cadre bois bi ak raax bi dafa am loo xam si ni aussi parfois ñenn ñi duñ ko bàyyi xel moom moo di pose boîte li nga xam ne moo di pour les électriciens parce que dañuy bàyyi ba ngeen pare ñu doog a ñëw dugal boîte yi pourquoi pas mënu ñëw jiital boîte yi avant que ngeen di commencer raax bi. voilà domaine électricien la parce que mën na ko def avant que ngay raax mais am na liggéey yoo xam ne tam mën na xaar après raax. parce que dafa am liggéey yoo xam ne électricien bi si boppam moom seen technicité seen domaine la ñoom ñooy liggéey noonu. mais loolu du leen gêner yéen. ñun du ñu gêner mais lu ñuy gënal tamit aussi moom mooy ñuy defal seen bagage yëpp dugal seen tuyau yëpp installé seen. mu def pose boîte. waaw seen pose boîte yëpp ñu installé ko lépp nga xam ne da ngay ñëw rek door dem voilà raax bi day gën a rafet daal. waaw merci beaucoup. ok merci beaucoup monsieur. jërëjëf gannaaw bi ñu jógee ci nga xam nag moom moo di sunu maçon ngeen gis nag waxtaan bu am solo bi ñu am ak moom waaye itam lim ñu jot a wan ci ni ñuy seelee cadre yi muy lu am solo loo xam ne lu ngeen war a xam na li lépp nag dafay wane ne rek sunu chantier mi ngi avancé baax gis nañ ni tamit sunu raax fi mu toll ni ñëw nañ fekk nañ def nañ ko ba noppi dañuy dem fekk nga xam ne si nag moom moo di Ibrahima Ba moom mi nga xam ne si nag moom moo di entrepreneur mu waxtaan ak ñun ci lépp lu jëm ci wàllu li nga xam ne rek moom moo di raax bi ak li nga xam ne si moom moo di aspect technique yi ngeen ci war a xam ñi ngi nekk ak nga xam ne si nag moom moo di Ibrahima Ba di sunu entrepreneur ngeen gis ne nag vraiment comme li ñu leen ko waxee léegi chantier bi avancé na baax a baax ba gis nañ ni fi mu toll nii sori nga trop ci li nga xam ne moo di pose cadre ndax jafe woon na ci yow. non xaw na jafeñ tuuti xam nga si ay réglage pour booy pose cadre il faut que mu am ay réglage yoo xam ne da nga koy régler normalement da ngay xëcc trait de niveau boo amee trait de niveau après nga bàyyi fu nekk niveau te ko plombé ko mu normal moo tax muy xaw a métti par exemple da nga daje cadre yoo xam ne il faut nga régler ko bu mu gën a normal boo amee trait de niveau après li nga bàyyi fu nekk 1,5 boo amee 1,5 après brique bi miir bi lay ñëw nekk 18 centimètres bu nekk 18 centimètres loolu mooy norme normale bi waaw. loolu moom mooy pour pose cadre bi. pose cadre waaw. waaw mais tamit dañu gis ni boo koy def dafa nga nekk di préparer li nga xam ne moom moo di raax bi ban épaisseur la war a am. raax bi 1,5 la war a am fu nekk ñaari côté mu nekk 1,5 bu amee 1,5 après fekk na brique bi amoon 15 bu amee 15 day am 18 centimètres. waaw noonu la war a def. waaw ndax sunu yoon bi passé dañu demoon defi commande li nga xam ne moom moo di cadre yi loolu tamit mel na ni ki nga xam ne moom moo di ñaaw bi ñu demee def commande yi loolu lañ doon wax ni ñu parfois lenn ci maçon yi dañuy saboter li nga xam ne moom moo di pose bi loolu lan moo koy sabab. non saboter pose bi mooy bu fekkee da nga raax ba pare bëgg a pose day am ay quelques difficultés mais da nga war a pose cadre yi ba pare doog a raax moo tax boo ko raaxee day normal comme ni mu mel nii exemple loo gisee da ngay am day am finition normale du am benn dépassement waaw looloo tax quoi sabotage bi mooy loolu sabotage bi mooy da nga war a pose cadre yi ba pare doog a raax loolu mooy yoon.
ndax boo tegee cadre daf lay dimbali ci li nga xam ne moo di plomage bi te ñu bëree bëri parfois léegi dañuy utiliser ay niveau yoo xam ne si ne ni baaxul wala sax mënuñu utiliser li nga xam ne moo di fil à plomb. ok ñun nag habitude ñun fil à plomb la ñuy tabaxee boo tabaxee fil à plomb ba pare bëgg a jël yenn niveau yi di ko si def après day xaw am difficulté tuuti da ngay jël fil à plomb tabax si ba mu normal jël niveau defar ko ba mu normal si la pose cadre bi di gën a normal loolu mooy yoon quoi norme normal yi boo ko posé cadre bi dem ba normal carrément waaw. mais tamit leneen li ci topp moom moo di hauteur yi souvent day am ay jafe-jafe parce que ñenn ñi duñu respecté 2m25 yi nga xam ne moom la ñuy recommandé parfois dañuy ñëw def ko ay 2m10 2m15 bu ko defee ëllëg bu ñu defee pose carreau ak li ci topp lépp buntu bi day mujj gàtt. gis nga ñun bu ñuy defar comme ñun bu ñuy tabax dañu koy def si lent bi dañ koy def ba mu nekk 2m25 mooy norme normale bu dugalee cadre bi ak yooyu yëpp day dem ba nekk 2m15 bu amee 2m15 day normal juste parce que am na yoo xamante ne lu koy réglé mooy il faut mu am trait de niveau moo mën génn yooyu yëpp bu amee trait de niveau doo mos a daanu day normal ba bii da nga am sa 2m15 normal loolu mooy yoon. waaw mais tamit bu ma jógee ci loolu damay ñëw ci li nga xam ne moom moo di raax bi parce que gis naa ni fi nu jaar parce que aussi yéen téléspectateurs gis ngeen jàlloon nañ ci électriciens yi jàlloon nañ ak plombier yi tey bu ñu ñëwee ci raax bi souvent dañuy gis ni yenn murs yi parfois du am plomage tey tamit bu amee plomage léegoo léeg talochage bi du mokk trop te loolu yéen maçon yi lañ koy reproché. waaw loolu yëpp mooy ñàkk plomage mooy li nga wax sànq fil à plomb mooy tabax boo tabaxee ak fil à plomb jël talos da nga koy talos te da ngay dressé normal day am bâtiment bu normal raax bu normal tabax bu normal bu normalee du am benn problème mais boo jëlee niveau parce que niveau yi ñu tabaxee instant yi dafa am ay problème mais boo jëlee fil à plomb tabax si day jël da ngay am tabax bu normal ñëw pose sa cadre da ngay am pose cadre bu normal boo jëlee trait de niveau il faut mu am trait de niveau nga am pose cadre bu normal loolu moo koy defar. waaw mais tamit mu am ci loo xam ne si ne ni parfois foog ñu koy xool mooy angle yi parfois bu fekkee ne si ne ni raax bi jub na def nañ ko ak règle dressé ko dressage bi ci war léegoo léeg day rafet ci ki nga xam ne si moom moo di war a def faux plafond staff bi war tamit ànd ak li nga xam ne si ne ni moom moo di peintre bi buñ taalee lampe bi dina mën a am finition bu rafet. ok loolu yëpp si wàllu liggéey bi mooy comme ni nga ko waxee sànq gis nga booy raax da nga am ay repère doo ñëw jël règle rek tourner wëndeel am ay rappel yu normal boo amee rappel après da ngay mën am raax bu normal loolu yëpp moo koy defar rappel moo koy defar parce que ñun suñu liggéey loo si gis yëpp rappel le nouveau plomage loolu moo suñu liggéey mais boo yooyu bu faussé après indi ay problème si bâtiment bi mu am bâtiment bu normal il faut que yooyu norme yooyu nga respecté ko moo tax mun avancé. mais rappel pour ñi ko xamul moom mooy li nga xam dañ koy teg plomé li nga xam si moom nga soxla diggante mur bi ak cadre bi mais loolu soo amee cadre yu baax yu plomé am alignement ci corde bi ndax soxlaati na rappel. non si liggéey moom quel que soit alpha booy rax moom il faut nga am rappel boo amul rappel moom da ngay daanu da nga am rappel normal teg sa niveau mu wóor na li nga teg ni normal nga doog mën avancé soo ko mënul moom soo ko deful da nga mën nga daanu waaw loolu moo koy def. loolu moom mooy valable ci mur yi waaye tamit ci li nga xam ne moo di dal bi. si dal bi non dal bi tamit la même chose dal bi da ngay ñëw fekk dal bi yëpp si pose bi la pose bi boo ko fekkee pose bi baaxul dal bu nga rattrapé ko mënul yomb pose bi mooy normal bu normalee dal boo ñëwee da nga koy raax bu normal du am benn problème. waaw mais dañoo gis ne tamit gars yu bare léegi gopteetuñu mur bu njëkk dañ daan gis am na mur yoo xam ne dañ koy jupte yii ñu gopte ko parce que diggante jupte ak gopte ku ne xam na ne am na différence c'est vrai que dañu xaw a niroo mais bii dafa gën a sew bii gën a dijj voilà mais ñu bari defatuñ ko lan moo tax. mais gars yi fi ñu doon non peut-être méthode bi mooy day gën a gaaw moo tax quoi mais loolu mooy yoon da nga war a gopte mur yi gopte dal bi mais méthode bi dafa gën a gaaw moo tax gars yi di ko def parce que fi ñu toll nii maçonnerie yi dafa am toll foo xamante période boo xam ne boo gënee gaaw def lu baax moo la gën a arrangé waaw loolu mais loolu pour norme normal da nga war a gopte da nga war a sipte gopte doo ko raax normal doo ko def andu yi. mais loolu est-ce que borom kër yi tamit quelque part du amuñu ci responsabilité su fekkee ne si ni ñoom dañuy jàpp ne li gën a yomb gën a gaaw moo leen arrangé alors que quelque part li nga xam ne moom moo mën a sauver kër gi sauver li nga xam ne moom moo di raax bi ba nga xam si lépp day respecter les normes mooy ñu jupte fi ñu war a jupte fi ñu war a gopte ñu def ko mais c'est vrai que parfois day laaj ay dépenses supplémentaires. ok day laaj ay dépenses supplémentaires mais tamit chaque fois rek ça dépend si maçon bi fa nekk. maçon bi fa nekk bu respecté ay normes moom borom kër gi moom lu baax la bëgg nañ leen defal lu baax ñu avancé loolu mooy yoon waaw. ok waaw mu am ci beneen côté boo xam ne si ne ni fi mu toll nii foog ñu wax ko ci li nga xam ne si ni moom moo di finition ndax léeg-léeg yéen bu ngeen tollee ci li nga xam ne moom moo di étape parce que ñi ngi phase de revêtement laata ñuy def pose appareil léeg-léeg dañuy wax naan borom kër yi du ñu nangu ñoom entrepreneur bi diriger les travaux dañuy bëgg indi ñeneen di leen
dugal ci biir liggéey bi ndax loolu tam di leen sonal. non man bokk man lu may gérer bokk man bokk maçonnerie laay gérer am na yoo xamante ne du ma si dugg yeneen détails yoo xam ne comme muy affaire ay électricien yenn bagages yenn plombier yooyu du ma si dugg yeneen beneen phase kooku moom damay bàyyi borom kër gi gérer man moom maçonnerie laay gérer maçonnerie bi lépp lu fi nekk dama koy gérer à ma manière gérer ko mu normal waaw. ndax modification yi mën nañ ko prévoir nii parce que léegi la tam bu ñu tollee fii dañuy gis ne ngay jékki-jékki gis borom ni plan bi mi ngi génn lépp mi ngi sotti ñi ngi jëm ci raax kër gi solal ko yére ni ñu koy waxee ci sunu terme maçon ouvrier nga dégg borom kër gi ne tojal ma fii defal ma leen ndax du ci am benn conséquence. si waaw dina am ay conséquences moo tax yow bu fekkee da nga am ay modification maçon bu xam plan bu ñu ko joxee plan bu ko liiree war na mën xam ne fu mu war a modifier man comme bâtiment bi am na yu bëri yoo xam modifier naa ko avant muy élever su ma ko élever dama ko modifier ba pare borom kër gi après waxtaan si moom après ñu trouver terrain d'entente après ñu avancer man noonu laay def su ma ñëwee ma la expliquer ne lii ak lii mën nañ ko modifier ñu avancer waaw parce que bu fekkee yow na nga bàyyi bañ kii ba pare du bëgg a tojaat di dindiwaat yooyu day indi ay conséquences yoo xamante ne bokkul si liggéey bi. d'accord bu ñu génnee ci li nga xam ne moom moo di cadre en bois ñu ñëw ci cadre métallique. cadre métallique kooku da ngay raax ba pare respecter say mesures pour mën a def li nga xam ne moo di pose bi parfois foofu tamit da ngeen di am ay jafe-jafe ci li nga xam ne moom moo di seen diggante ak menuisier métallique yi ndax dañuy wax ni mesures yi da ngeen ko fauché en général lan moo koy indi. en général la moo koy indi comme menuisier métallique balaa muy départ benn affaire dafa war a ñëw consulter xool bâtiment bi fu mu toll mu ñëw jël cadre am mesurer ko mesure bu normal mu doog a def cadre am defar buntam ñëw indi bu ko indee après ñun li ñu bàyyi mesure boobu ñun nañ ci def moom buy chaque jour buy liggéey am na lu mu war a wàññi nga xam ne bu ñu koy seel day yomb si ñun moom moo ko war a respecter rek parce que ñun chaque jour menuisier métallique balaa muy indi bunt da ko war a ñëw mesurer bu mu normal mu dem xool xam li muy bàyyi si ciment ak ñun lu ñu war a def ciment ak finition yi yooyu yëpp moom moo koy bàyyi ñun ñëw defar ko dugal ko seele ko defar lépp finir ko. mais dama gis ne fii da ngaa teel a def li nga xam ne moo di pose aluminium bi ndax tamit bu ñu eggalee travaux yi ciment yi takk ci ak tamit li nga xam ne moom moo di peinture bi du ci yàq dara. non pratiquement boo xoolee si suuf maçonnerie pare na fi ñu toll nii carrelage moo fi des. carrelage moo des fii moo ne maçonnerie pare na peinture bi wax kii moo si des mais peinture moom gars yi peinture am na lu ñuy taf si kii yi si alu bi ba nga xam ne du dem fenn. gis ngeen di nag vraiment xam-xam rek moom mooy dëgg finition yi mi ngi sori. travaux yi mi ngi sori tey bu ngeen gisee lu tax ñu boolee lépp ci benn bërëb dafa fekk ni électriciens yi ñëw nañ plombiers yi ñëw nañ menuisier métallique ak menuisier li nga xam ne si ni moom moo di ébéniste ainsi que li nga xam ne moom moo di aluminium chantier bi sori na waaye ñun dañuy daal di ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ciy gunge dañuy dem ànd ak nga xam ne moom moo di Sococim waaye tamit ànd ak CAR international dellu si wéyal suñu waxtaan léegi-léegi. okor tigi refu okor ka refa jambar ngora belay ngore ka refa okor bona ko bon kan ga khula ga bon ngayna ngora belay ngore ngora belay ngore ci atum 1948 ba léegi Sococim mi ngi tabax Sénégal. CAR International est une filiale du groupe CAR Espagne. CAR International évolue dans le domaine du vitrage et de l'aluminium. Ce secteur requiert un niveau très élevé de spécialisation, de performance et de créativité. La qualité est le credo de notre entreprise. Qui dit qualité, dit sécurité, donc contrôle et finition. CAR International a lancé CAR Service afin de répondre aux exigences du secteur et intervient dans tous les domaines de la construction. Vitrage, polissage, biseautage, double vitrage de 125 pièces jour, toutes dimensions, cintrage, rond et demi-rond, alucubon, mécanisation pièces. CAR International a une capacité de production de 350 portes et fenêtres par mois avec un système industriel pointu, des locaux normés, des techniciens expérimentés sous la houlette d'un directeur et d'un chef de production espagnol.
Car International, la qualité, notre credo. jërëjëf la Sococim industrie ak li nga xam ne moom moo di Car International waaye nag dañuy wéy li nga xam ne moom moo di suñu waxtaan ba tey ndax comme ni ma leen ko waxee léegi chantier bi sori na trop ñu dem seeti nga xam ne si nekk moom moo di Babacar Gningue moom mi nga xam ne si ni moom mooy def li nga xam ne moom moo di tout ce qui est pose aluminium ñu waxtaan ak parce que gis nañ ni teel naa teg li nga xam ne si moom moo di ces cadres en aluminium waaye tamit même li nga xam ne moo di fenêtre yi dugal nañ ko lan moom moo sabab loolu ndax war naa mën a nekk waruñu koo def war nañ koo def nañ leen ànd ñu waxtaan ak moom mi nga xam ne si ni moom moo def lii wala ndax chantier bi moom moo ni toll. Babacar ñi ngi nekk ci li nga xam ne si nag moom moo di chantier bi gis nañu vraiment sunu travaux yi avancé na bu baax a baax ndax amu leen benn jafe-jafe ci li nga xam ne moom moo di pose li nga xam ne moom moo di cadre en aluminium parce que gis nañ ni raax bi pare na ngeen di doog a ñëw. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di rafetlu initiative bi nga xam ne moom ngeen kii di wax ne comme nu nga ko waxee rek mooy wàllu pose bi amuñu si problème parce que lan moo tax amuñu si problème bu fekkee am nga machine boo xam ne qualifié na yow foofu sa liggéey dina fa yomb dina fa gën a rafet parce que nañ naan maçon moo yor liggéey chantier bu léppam amee finition bu léppam ceeree rek yow mi nga xam ne yaay defar aluminium bi doo am jafe-jafe si wàllu liggéey bi parce que bañ ñëwee dugal nañ suñ cadre net desee yem net waaw montage bi doo gis benn tièrement boo xam ne da lay sonal day feeñ sa wàllu cadre wax dëgg yàlla ñoom ñoo yore liggéey aluminium ñoo yore liggéey bant waaw. parce que dañuy wax ni souvent yéen seen wàllu bopp bu ngeen nekkul di liggéey ensemble day feeñ te bu feeñee mën na feeñ ba feeñ ci poche borom kër gi ndax loolu dëgg la. non si loolu lu am la parce que liggéey moom ouvrier moo mun a jàppale ka nga xam ne moom mooy borom kër gi ouvrier moo ko mun a jàppale si lan si wàllu liggéeyam mu jox ko àqam jox ko gëddam ba nga xam ne du mun a feeñ si wàllu poosam parce que nañ naan booy yàq wala ngay def loo xam ne si wàllu chantier da siy feeñ si poos yi borom kër gi te du yoon. mais damaa gis ne da ngaa teel a posé li nga xam ne moom moo di cadre yi ndax mënut a woon xaar ba ci kanam. non mun na xaar ba si kanam mun na bañ a xaar ba si kanam kon parce que finir nañ ba pare léegi buñ finiree mun nga présenter sa benn cadre wala sa ñaari cadre pour wane ne aluminium bi ñëw na parce que defar nañ ko lu yàgg parce que ñun suñ kii noonu la demee. waaw ba ngeen ñëwee lañ leen dóoral lu ngeen di dóoral tegal leen ko léegi ñëw présenter quelques cadres yoo xam ne di ngeen xam ne fii menuisier bi ndax lu mu def baax na wala baaxul waaw. mais dama gis ni tamit non seulement teg nga cadre mais aussi dugal nga li nga xam ne moom moo di fenêtre vitre rek nga monteegul ndax tamit ragaluñu peinture bi wala ciment bi tamit dugg ci mu indi problème ci raay yi. non foofu problème mënu fa bañ a am parce que ñun xam nañ ne ñu ko sekkal parce que ay maçons yu professionnels lañ ko sekkal waaw ba bu boobaa ñoom lu ñuy def rek dinañ ci bàyyi xel parce que xam nañ ne lii bu amee benn suuf bu si dugg wala yooyu day jouer problème mais ñoom buñ koy defar dinañ ci bàyyi loo nga xamante ne booy dugal sa vitre wala yooyu du am problème waaw. mais ndax tamit fenêtre aluminium bi mën nañ koo def fépp. waaw mën nañ ko def fu bëri. waaw aluminium moom nañ naan amul sécurité mais gis naa sécurité bu doy ci kaw nu yow nu ngi koy defaree nu ngi koy liggéeyee foofu nag mooy problème parce que léegi bëri na ñoo xam ne duñ ko jàng wala yooyu ne yi ñëw rek teg ne yomb na te yombul balaa nga kaa xam nga am ay arc yoo xam ne yu garaaw la ay rond yeeg yooyu da ngay gis ñuy woo menuisier aluminium boo xam ne dala koy defaral te du yoon nit ku nekk ak sa métier waaw. mais ci porte douche yi ndax mën nañ fa def tamit li nga xam ne moo di porte aluminium. waaw si mun na nekk parce que boo koy def da nga koy def clip yi moom moo war a dem si wàllu porte douce ba nga xam ne ku nekk si biti du la mën a gis mais bu fekkee sol bi nga si def ku nekk si biir bu lamp tàkkee rek da lay séen waaw. kañ lañ mën a xaar li nga xam si nag moom moo di pose verre yi ak dernière finition yi. waaw pose verre yi ñun bu mun na am sax yaa ngi parce que yu nekk atelier jot nañ kaa kii mais pour présenter wu la rek parce que xam nga chantier bu pareegul mun nga monter sa vitre maçon yi mun nañuy jël benn affaire boo xam ne mun nañ ko dóor mu toj wala yooyu. mais si kaw livraison booy undi da ngay undaale sa verre ak yëpp complet nga xam ne da ngay ñëw rek monter rek kii sécurité ak yëpp. kon daal yéen su ma leen déggee moom mooy finition bu baax raax bu baax ba ko maçon defee day noppal ñëpp. day noppal menuisier bi soudeur bi ñëpp lay noppal wax dëgg yàlla parce que ñoom ñoo yor chantier moom waaw. parfois tamit dañuy gis ni borom kër yi. léegi dañuy am jafe-jafe ci côté boobu pour mën a mettre les moyens qu'il faut wala ñu seet un bon maçon jox ko li nga xam ne moom moo di finition alors que ku ne xam na ni raax moom mooy solal mbubbu kër moom mooy taarixu kër gi moom moo koy solal bu boobaa yéen la ngeen koy conseiller. non ñun daal li ñuy wax maçon yi mooy ñuy gën a respecter seen tièrement gën a respecter seen niveau parce que ñoom ñoo yor kër dañoo waxante dëgg ñoom ñoo yor kër parce que
raax boo ko defee mu am pantement wala góndale bu ndaw mun na feeñ ci armignon bi mun na feeñ ci ka nga xam ne mooy peinture te booy xool sax ñu si ëpp si ñuy peinture lay xool parce que mun nga peinture ba pare gis sa miir di jug ak wàcce te duñu yoon kon liggéey bi daal mooy foofu. jërëjëf gis ngeen ni nag macha allah tey nag dañoo résumé daanaka li nga xam ne moom moo di sunu liggéey bi fi ñu fi jot a jaar yëpp ba tey fi ñu agsi xel a ngi commencé dal ne commencé nañoo am li nga xam ne moom moo di kër yii nag des na tuuti ci lañ jëm mooy pose appareil buñ ci àggee tamit dinañ dajalewaat ñëpp muy plombier ak électricien waaye ñoom ñi ñëpp dinañ ñëwaat ndax menuisier foog mu ñëw teg li nga xam ne moo di ay cadre am teg porte yi waaye tamit teg li nga xam ne moo di fenêtre yi waaye tamit staff yi ñoom tamit dinañ ñëw mel na ni ci kanam tuuti ñëpp dinañ ñëw avant ñuy dem ci li nga xam ne moom moo di pose carreau waaye ñun li ñuy def mooy sant leen gërëm leen jaajëfee leen yéen ñi nga xam ne yéen a àndoon ak ñun di leen jox dig daje incha allah beneen yoon beneen numéro jërë ngeen jëf. Sococim Industrie moo leen doon may seen émission tabax.